asalaamaaleykum mbokk yi benn waxtu ci télévision Futur Média am mbégte ànd ak yéen xibaaru digg bëccëg yi jàngoroy Covid 19 fii ci Sénégal. tolluwaay wi tey jile wàññi nañu daanaka juróom-ñeent fukk ak juróom-benn ci ay nit yu ko amee fukk ak juróom-benn yi xamuñu kan moo leen ko wàll réew mi wàññi na ci fii ñuy wax ak yéen ñeent fukk ak juróomi nit yu ca faatu am na fukk ak juróom-ñaar ci ay malade yu nekk Sowétas ay manifestation amoon démb diggante Diourbel Touba ak Mbacké ay ndaw yu bëgg état d'urgence bi daal di dakk ñoom ñoo génn ci mbedd mi di wane seenu mer ñu yàq sax ay moomeelu askan wi foofule lakkab ambulance xalif général des Mourides génn na démb ci guddi sax yëkk ay kàddu ngir ndaw ñooñu lee ànd ak dal yenn ci ay transporteur tamit démb dañ doon grève ñoom di manifester ñu ne état bu Sénégal daal daf leen ñàkk taxawu ci li ñuy dund jamono ji ca Kolda transporteur yi nekk foofule mere bay futtu mere kon bokk seenub ministre mu di Oumar Youm nee nañ daf leen seetaan ba yëf yi dooree ba léegi ci seen i jafe-jafe dundu lii nag ab xibaar la bu neex ci ñiy bay ceeb fële ca vallée du fleuve Sénégal directeur général bu SAED ne Mauritanie ak Sénégal dinañ lëkkaloo ngir xeex picc yooyu nekk foofule di lekk ay pepp yàq ay hectares yi toolu ceeb ca vallée du fleuve Sénégal loolee lépp tënk la mbokk yi nes tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ la nuyuwaatee ba noppi tey Sénégal wàññi na juróom-ñeent fukk ak juróom-benn ci nit ñu amee jàngoro yu coronavirus fukk ak juróom-benn yi ñu wàll leen te xamuñu fan la fukk ak ñett yi fii ci Ndakaaru yeneen ñett yi ca Touba am na fukk ak juróom-ñaar ci ay malades yu nekk Sowétas ñu leen di jël en charge Sénégal daanaka soriwul sax ñeenti junni ci ay nit ñu amee jàngoro bi naam dañoo wér wala wéraguñu xayma tey ji dañ ci ànd ak docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye di directrice générale de la santé. ak juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent test yi nga xamante ne def nañ ko juróom-ñeent fukk ak benn dellu si nañu ànd ak doomu jàngoro yi yooyu nag ñu ngi toll ci juróom-ñetti fukk yi nga xamante ne moom la ñuy wax contact yi nga xamante ne suñu service yi moom la ñuy topp te di ko saytu fukk ak juróom-benn nag moom la ñuy wax cas communautaire ñu ngi leen di gis ci diwaan yi Dakar Plateau am na ñett Touba am na ñett Liberté 1 am na benn Mbao am na benn Tëngéej Rufisque am na benn Kër Massar am na benn Parcelles Assainies am na benn Yeumbeul am na benn Ouest Foire am na benn Sacré-Cœur 3 am na benn Yoff am na benn Amitié 2 am na benn ci téeméer ak juróom-ñeent nit ñi nga xamante ne dañoo feebaroon biñ leen saytoo amatuñu doomu jàngoro ji wër nañu fukk ak juróom-ñaari cas grave nag am nañ ko fi mu nekk nii ñu ngi tëdd ci suñu bërëb Sowétas yi moom la ñuy wax service de réanimation yi nga xam ne ñoo nekk ci l'hôpital yi ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi tëdd tamit ci lalu hôpital yi ñu ngi ànd ak tan ci ñooñee ñu lim nag jàppale ne am na ñett yuñ ci wàññi fële ca région bu Kaffrine daanaka ginnaaw Koungheul beneenub département am na cas bu njëkk mu di Mbirkilaan ñu ne ab jàngalekat la bu bàyyeekoo fii ci Ndakaaru dem foofule te médecin chef région médicale ba nee na moom ab cas contact la woon maanaam dafa jege woon ku amee jàngoroy coronavirus boobule dañuy dem ba foofu ca Kaffrine fekk ji fa Omar Ndiaye Omar ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Nata Mbaye. waaw yan yeneen xibaar ci seenub ñetteelu cas bu région bu Kaffrine foofule. waaw mi ngi soxeekoo ci département bu Mbirkilaan mu di ab jàngalekat boo xam ne ay atam mi ngi toll ci fanweeri at ak juróom ñëwoon nag war a delluwaat ci salle de classe yi ci moom la ñu nemmeeku doomu jàngoro bi démb lu ni mel sax kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk waa wér-gu-yaram fii ci diwaanu Kaffrine daal di koy firndeel ci njiitalu gouverneur bu Kaffrine waaye tamit ñu jàpp ne kooku nekkoon jàngalekat bi amee doomu jàngoro bi nekkoon suspect gannaaw bi ñu yorte jàngoro bi ci moom ca Dakar nag lañ ko bàyyee xel fi nga xam ne moom moo di ci Mbirkilaan kilifay docteur yi ba tey la ñu dëggal ne doomu jàngoro bi mi ngi ci yaram jàngalekat boobu nekk ci Mbirkilaan soxna ba jàppal ne am na soxna waaye tamit am na ay doom waaye tamit jot na am ñu mu jot a saafanteel ba tax ñi nga xam ñu ñoo di kilifa yi nee nañu kat daañu ko toppandi ba xam cas contact yi nga xam ne jot na am ak moom ñen ak ñen la ci gannaaw ci fan yi weesu xam nga duñ daanu Koungheul am na ñaar
ñoo xam ne am nañ fi doomu jàngoro ji di coronavirus. kenn ki nekk ci biir commune bi Koungheul kenn ki tamit nekk ci bi nga xam ne moom moo di ci commune bu Rufisque Escale ñun ñëpp seen wér-gu-yaram kilifa yi ñu ngi koy saytu di wax ne am na ab tan bu baax a baax ci ñoom li nga xam ne nag ñoom la kilifa yi di jàmbat saa su ne mooy que li nga xam ne su fekkente ne toll nañ ci diggante boo xam ne amee jafe-jafe nooyi duñ am fu leen dalal mu di li nga xam ne respiration donc artificielle ñu ngi koy sàkk ci nguur gi ngir ñu mën leen a wàllu par ñuy yegg ci cas yu grave yi nga xam ne su boobaa duñ ko mën a dalal li nga xam ne moom moo di ci hôpital bu Kaffrine Soxna Naata Mbaye. jërëjëf Omar Ndiaye dañuy wutali ji beneenub diwaan ñu ngi leen ko doon wax démb ci waxtu wile ca village boobule ñu naan Ngam nekk ca commune bu Diass nag tàngoon na loolu ndax askan wi ñenn ca ñoom dañ doon daje kilifa ya waaye yëf yi mujjut a jeex ndax askan wi dañoo lànk ni ña feebar ca ñoom wala ñu njort ni dañoo amee jàngoroy coronavirus duñ leen yóbbu kër docteur ñu faju yëf yi nag jur fa ab fitna bay taskatu xabaar ñu songu leen Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. ñaareelu waxtaan bi nga xam ne dafa jëm ci kilifa yi ak ñu dëkkee village u Ngam nekkee ci commune u Diass joxewul dara ndax askan wi ñoom gëmuñu sax li nga xam ni moom mooy feebaru coronavirus li ni mel sax a tax ñu bëri ci ñoom duñu takk masque moo tax fas yéene ñu bàyyi benn yoon ñetti nit ñi nga xam ni dañu jàpp ni dañu feebaru coronavirus ñu yóbbu leen hôpital nee nañu ñooñu dara dalu leen lu dul corona business mbir moomu sax a tax ñu dëkkee Ngam boo fa dëkkul boo fay ñëw duñ la may jàmm nga nekk journaliste wala leneen lañ ci yemale li ni mel sax a tax ñu daal di agressé ñi nga xam ne ñoom ñooy taskatu xibaar yi mu doon mbir mi nga xam ni secrétaire municipal bu mairie bu Diass moo ko encouragé ndax ci jamono bi askan bi doon pamti journaliste ak caméraman Abdoulaye Dione lii la wax taskatu xibaar yi luñ leen di def nii dañ leen mooy ndax kenn woowu leen fi mu doon ay kaddu yi nga xam ni tax na ba ñu dëkkee Ngam bëgg a yóbbu Ngamu journaliste yi. ñu ngi leen ko doon waxit sànq ci ndorteelu xibaar yi démb Diourbel amoon na ay manifestation ñaari fan sax daanaka askan wi ñu ne dañoo lànk bëggatuñu état d'urgence bi nañu ko fa dakkal na ko état bi jeexal ci ni mu gën a gaawee ginnaaw ndaw ñooñu le sax xam na ay chauffeur tamit yu doon manifester génn ci mbedd mi ci loolu lépp dañ ci déglu Ousmane Ndiaye moom moo jiite chauffeur yi nekk foofu la ca Diourbel ak Khady Fall nekk ab jaaykat foofu ca marché ba ci micro Babacar Diouf. mbas mi laal leen lool dawalkat oto ya ca gare routière bu Kolda ñooy fësal seeni jafe-jafe yi ñuy jànkonteel ci jamono jii pour ñoom dañoo jàpp ne dañ leen a sàggane rawatina seeni jëwriñ. Maître Oumar Youm sama waay la woon dama amoon estime si moom mais lu jëm si jàngoro bi nii Oumar Youm a failli sur toute la longueur il a failli lu tax may naan il a failli ku nekk avec son ministre de tutelle. di jéggalu ci élément boobule laata ñuy dem ca Kolda dañuy njëkkee fële ca Diourbel ñoom ñaari fan daanaka la ñu tegle di manifester yenn ci ay ndaw ne bëggatuñu état d'urgence bi na ko nguur bu Sénégal dakkal ginnaaw si sax ay chauffeur tamit ñoom it génnoon nañu di naqarlu bu baax a baax wala boog di wane seenub métit dañ ciy déglu Ousmane Ndiaye moom moo jiite chauffeur yi nekk foofule ca Diourbel ak beneen soxna di Khady Fall nekk ab jaaykat ca marché ba ñoom ñaar ñëpp ci micro Babacar Diouf. ñi nga xam ne ñoo ñu téye bu weer dee dina fay seen salaire jënd seen i xar jënd seen i jën def seen i frigo ñun nag ay ñu ci loolu yoo xam ne dañuy liggéey rek dem yóbbu suñu njaboot ñu bëgg ñoo téye 4 mois liggéeyun bu ñu ñaanee laisser-passer nit ñi bañ ñun loolu lañ mën a tudd dañoo sonn dañoo xiif te ñoom ñi ngi fay seen i salaire di régler seen i problème kon nag ñu bàyyi ñu liggéey Aly Ngouille Ndiaye lañ dégg mu wax ne moom ministre bi nee na feebar bi Diourbel région de Thiès duñu daw te feebar bi Dakar la te Dakar da ngay daw lu sax tëju baal yi ba pare su ko tëj ci région de Diourbel. damay wax ndax chauffeur si jëlale naa sama mais damay wax ndax chauffeur si ñetti weer yàlla ñu tëj leen ñi oto yi ñibbi ay cene ba ay Tiwaawoon ay Kër Ma Daaru seen pneu oto yi peer na bu ñëwee dépendance ci leen bëgg a rey chauffeur si li gën a metti gaaru ceer restaurant kat yi tëj nañ mécaniciens yi tëj nañ bitig yi tëj nañ organisateurs yi tëj nañ ñëpp tëj nañu ñun benn ci ñun jigéen ñi nga xam ne góor ñi ñoo daan dimbali jaaykati ndox yi di jënd seeni ndox ñuy togg añ di leen jaay di togg réer benn ci sa borom kër nelaw nga yor say doom war a dépense amoo loo dépense oo xëyoo gontoo sonn nañ torop. ñu dellu fële ca Kolda chauffeur yi nekk ca gare routière ba ñoom tamit dañoo mer bay futu ka ñu mere mooy seenub ministre di Oumar Youm ñoom daal jàpp nañ ni lépp lu ñuy dund ci ay jafe-jafe jamono ji moom képp la beneen mbir bu ñuy naqarlu mooy ni ñu jëlee ay bisu Dakar dem dikk di ci yabal jàngalekat yi ngir ñu dem jëlaat service lan moo tax jëlewuñu noonu seenub oto reportage foofu ca Kolda Abdoulaye Diallo.
mbas mi laal leen lool dawalkat oto ya ca gare routière bu Kolda ñooy fësal seeni jafe-jafe yi ñuy jànkonteel ci jamono jii pour ñoom dañoo jàpp ne dañ leen a sàggane rawatina seeni jëwriñ. Maître Oumar Youm sama waay la woon dama amoon estime si moom mais lu jëm si jàngoro bi nii Oumar Youm a failli sur toute la longueur il a failli lu tax may naan il a failli ku nekk avec son ministre de tutelle. bu ñu toogee 2 mois ba tey 3 mois bientôt ba tey Oumar Youm du wax quelque chose lu leer c'est un tâtonnement total xam nga lan mooy tâtonnement c'est-à-dire day wax lii xamuñu fan la ñu situé kenn comprendul situation bi fu mu toll. ñaxtuwuñu ngir ñu dooraat seen i liggéey ci jamono yu mbas mi waaye dañoo bëgg nguur gi gëstu leen ci wàllu ndimbal. mun maa d'accord que état bi tëb rek 2 mois et quelques ñoo ngi gaare. mu naan dénk naa transport bi dem dikk ci benn 6 mesures d'assouplissement yi dafa ne jakartamaa ni puisque dañoo déconné woon Tamba ñun tolluñu fi ñuy déconné jakartamaa ni déconné rek mu naan léegi circuler leen urbain circuler leen ñun ba tey gisuñu dara dégguñu dara. moo leen tax a waxal directement njiitu réew mi. di ñaan chef de l'État. na dimbale te tey jii nii état bi lépp lu mu mën a dimbale lépp lu mu def ci chauffeur si na xam ne ñun ñoo koy ñëw fayaat à travers les taxes municipales ngir yàlla comme moom Macky Sall fu mu toll nii affaire de chauffeur la lu ñu gën a ñor mooy na gëstu nit ñi. ñoo ngi jeexale seeni kaddu ci oote gi ñu oote ngir sénégalais yi topp digle yi ñu digle ngir mucc ci jàngoroy coronavirus. jafe-jafe yooyu ñuy dund sax moo taxoon ba démb dañ doon grève ñoom transporteurs yi ñu ne état bu Sénégal daal dafa toog di leen seetaan wala wu leen benn yoon ci jafe-jafe yi ñuy dund loolee lépp it ñu jaaralewaat ko ci kàddu secrétaire général Union des routiers du Sénégal di Gora Khouma dañ koy déglu ci micro Chérif Dia. loolu gars yi wax non assistance à l'environnement en danger c'est non assistance à des personnes en danger te jàpp naa ne moom xam-xam romb na foofu kon war naa porter secours ak njabootam dañoo souffrir. lekkuñu naanuñu di tayli seen alal te président nekk président si ñëpp moom lañ koy tiiree na ko président fitna gi moom jeex na ku mer rek mu yow muy man ku mer def lu jaaduwut mer boobu nag lañ bëgg mu arrêté ci ñun mais mu arrêté ci président aussi mu bañ kaa bàyyi fu mer bi continuer moom doo nga ci man dara moom moo ñu mën a du solution yoo xam ne mer bi dafay jeex mooy xaw ma yan matuwaay la war a jël mais transport ku ko wax duñ ne la heure bi ngay wàcc force duñ ne la fii ngay yem force tant que loolu mi ngi am du am problème ñun pare nañu pour utiliser matériel kii mesures barrières yi ñu wax yëpp nii jaaykat bi amee droit dem nii keneen dem noonu nañ ko dem puisque bu ñu nee ci gare routière bi passager boo xam ne bii waroo cee bokk waroo dem duñ la yëpp mais matuwaay yooyu nag bu ñu ko état jàppalee ñu jàppale suñu bopp mais nañu bàyyi ñu liggéey te utiliser matériel boobu ñun pare nañ sax montant boobu mu ñu nax dañu koy jox naka jëlee lépp matériel jox ñu ñun soxlawuñu xaalis bi matériel bi sax moom lañ gën a bëgg te mën a liggéey. ay ndaw yu bëgg état d'urgence bi jeex ñoom nag ñu ngi doon manifester démb ca Touba ak Mbacké yàq nañ fa lu bëri sax lu ci mel ni ay moomeelu askan wi lakkub ambulance xalif général des Mourides di Serigne Mountakha Bachir Mbacké moom ci boppam yëkkati na ay kàddu sax ngir woo ndaw ñooñu lee ñu ànd ak dal Mouhamed Jo Diop maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Naata Mbaye. waaw ginnaaw biig ndax tey jilee dal am na foofule te lan moo ca topp ni xibaar. jamono ji dal am na ndax renfortu takk der yi ñoo ngi ci biir dëkk bi di circuler ay blindé ak ay nit yoo xam ne ñoo ngi yore seen ngànnaay gannaaw bi nga xamee ne kon niki démb tàngoon na lool ci journée bi waaye tamit guddi bi ay manifestation yoo xam ne kon ñoo ngi ko doon nemmeeku ci diwaan yu Touba ak Mbacké ba tax na sax xalifa général des Mourides defoon ab sortie niki démb ci guddi ngir sàkku ci ñëpp ñu dalaat niki démb nag yàqu-yàqu yu bari na lool bokk na ci bureau de poste bu Xayra waaye également agence Senelec bi nekk Daaru Khoudoss waaye tamit ni nga ko waxee sànq benn ambulance boo xam ne mu ngi nekkoon ci centre de traitement des épidémies bu nekk ci Touba Toscana mu ñu taal ko ci guddi gi mu nekk loo xam ne ñu bari ñoo ngi koy ñaawlu bu baax a baax waaye ci dëkk bi également bari na ci ay barab yoo xam ne yu ci baree bari taal nañu fa ay pneu sànni fa ay xeer ba circulation bi dem ak dikk bi doon loo xam ne lu
jafe-jafe la ñun ñi sax ci RFM Mbacké également ni ki démb am na ay nit ñoo xam ne bokk nañ ci manifestants yi ñëw nañ ba am fa ay yàqu-yàqu yoo xam ne jot na ko jur ba kuréel gi ba kër gi kon def nañ constat d'huissier déposé ab plainte contre X au niveau du commissariat urbain de Mbacké loolu daal lañ nemmeeku ci ay jafe-jafe au niveau de Touba ak Mbacké waaye li ñu mën a xam moom mooy jamono ci daal dal na ndax y a un renfort de police et de gendarmerie boo xam ne jamono ci ñoom ci biir dëkk bi ngir delloo si ñi nga xam ne mooy kal jaajëf Mouhamed Jo Diop teg ci di la masawu bu baax a baax di suñu correspondant jiite station RFM Mbacké foofule dañuy woy ci xibaar yi dem fële ca Malem Hodar ca Kaffrine foofu nag dafa mel ni xiif moom mooy yoot askan wa ndax ñoom saison agricole bi nii ay jafe-jafe yu bëree bëri lañ ci am te boo moyul nawet gi ñu dëg ma lit lu ni mel la ñuy dund ndax mbas mi maire bu Malem Hodar di sàkku ci état bu Sénégal mu gën a dooleel collectivité territoriales yi buñ ca noppee ñoom it ñu mën a dimbali askan wi Ali Yama Ndaw moom mooy maire bu Malem Hodar ci micro Omar Ndiaye. yëpp la laal kenn ku nga xam ne zone bi zone baykat la te nawet bi baaxul léegi ñu ñëw couvre-feu bi ñëw tënk nit ñi kenn ku nekk activité yooyu nga doon defa ko bon mënatuloo koo dem kon loolu moo tax nit ñi dañoo sonn trop ku nekkul nag si baax bi doo ko xam parce que nit ñi yaakaar nañ ne bu ñu gisul président ñun tey ñun la ñuy xool ñuy député département bi rawatina nawet bi nga xam ne moom lañ dëgmal itam aussi wax dëgg ne yàlla gerte gi commencé nañ ko jaay waaye nit ñi xaalis bu ñu ko jëndee sax problème la. nit ñi gis ko muy ndimbal bu xam ne ceeb ak diw bi donte nga xam ne xeeg seegul yéex naa xeeg si yaakaar nañ ne dana xeeg si waaye dañ bëgg mu bëgg a gën a dolli ndimbal tiit nañ ci lool loolu moo tax di wax. tuut nañ ci lool te ñun li nga xam ne moom ñun lañu yaakaar ñun li ñu newoon si suñu bigse yëpp jeex na xamatuñ dara. ni ki fii nag démb dégg ngeen njàqare baykatu ceeb yi nekk fële ca vallée du fleuve Sénégal ndax ay picc ñoo leen la jël picc yoo xamante ni ceeb képp la ñuy dundee yàq ay hectares yi tool foofule directeur général bu SAED di société nationale aménagement exploitation des terres du delta joxe na kàddoom nee na Sénégal ak Mauritanie dinañ boole seenu doole ngir xeex picc yooyu le moom directeur bu SAED Aboubacry Sow ay kàddoom Ousseynou Diop ak Habib Seck ñoo ko taataan. donc ñu xeex ak picc yi parce que picc yi li ñuy yàq bari na li ñuy yàq du lu tuuti lu bari la donc il faut ñu xeex leen bu baax a baax yaakaar naa loolu wax nañ ci taxaw nañ ci defe naa même aussi autorités yi aussi ñu ngi taxaw nañ ci loolu. Le président de la République avait autorisé effectivement que la Mauritanie survole l'avion de la Mauritanie survole donc le territoire sénégalais. ñu xalaat ci xarala yu bees yi utiliser drone nga xam ne nit du ci dugg kenn du ci dugg xool bu nekkee loolu nag defoon nañ cee essai yi génneel ñu ay solution yu baax yaakaar naa loolu moo doon vraiment solution définitive bi. yàlla def na ñaari essai yi nga xam ne résultats yi baaxagul lool moo tax ñu ngi yaakaar xoolaat conditions yi jéem ko modifier bu ñu ko modifier xool ñu ngi ñaan yàlla nag bu essai boobu bu ñu ko defee bu nekkee antu na yaakaar naa loolu moo di solution bi nga xam ne mooy arranger Sénégal bu dul loolu nag moom la budda il faut que donc ñu jéem a xool nan la ñuy amee ñu ni suñu propre moyen bi nga xam ne danañu permettre ñu mun def suñu traitement aérien mu nekk autonome parce que bu ñuy waxee aussi dañuy bay lu bari na fekk ne li ñuy bay li aussi mun nañ ko sécuriser mun nañ ko préserver. Sénégal nag yàgg naa sàkku ndimbal ci Mauritanie ngir mu jàppale ko ci picc yooyu la jël 8 toolu ceeb yi nekk foofule DPV di direction protection des végétaux mooy mbootaay wala boog direction bi ñu dénk ngir muy sàmm gàncax gi moom daanaka fukki at a ngi nii nee na dafa nemmeeku ay rëq-rëq ci ni ñuy yore wàllu mbay mi fii ci réew mi docteur Coly Émile Victor moom moo jiite DPV ay kàddoom ci micro Abib Faye ak Modou Diop. problème bu ñu am ci moom la ñu am ci sud bi Casamance picc yi su fekkee seen population dafa takku baaxul ci récolte bi looloo tax nag professeur Moussa Baldé ministre de l'agriculture sàkku ne waa Mauritanie puisque dafa am protocole bu ñu lié diggante ñaari réew yi mu yëngal protocole bi pour sa mise en œuvre mais ndimbal bi du rek benn sens déedéet Sénégal ne Mauritanie puisque yéen seen avion ngi dox da ngeen ñu koy abal ñu traité ceeb bi département Dagana pour wàññi population picc yi suñ ko wàññee jàmm dikkaat am nañ ci yaakaar puisque protocole bi loolu la wax am nañ ci yaakaar bu baax.
léegi ñu egsi ci li yëglekaay yi xëyee àllarba gi dañ ci ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf couvre-feu bi ci réew mi far na jur fa ak falam ci réew mi ubbi l'Observateur li ko tàmbalee Touba jàpp Njaareem Tamba ba Kees fippi ñaxtu la woon démb ca Touba transporteur ñoo fa wane seen bopp yoon yi ñu leen tëjal ba tax wata munta dem munta dëkk ndax état d'urgence bi loolee la ñu ne basta doy na sëkk mu juróon ak jàppante bu rëy seen diggante ak takk der yi bari na lu manifestekat yi yàq ca dëkk ba taal nañ fa benn ambulance caxatee fa agence Senelec ba ca dëkk ba ak it bureau poste finance ba fa nekk l'Observateur nañu li fay coow li sax moo di xalifa général des mourides di Sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiru ba mu yëgee ñaxtu ya ca la yëkkatee kàddoom joxe ndigal ngir ña doon ñaxtu ko xultu teg lépp fi suuf dellu seeni kër toog manifeste yi amoon ca Touba noonet na la amee woon ca Njaareem na la amee woon ca Kees na la amee ca Tiwaawoon chauffeur yu njaaxaat ya Njaasaan ak Piré ñëw fi pu démb dem bay xam le ne sonn nañu xiif nañu te it tàyyi nañu nga dem ca Tamba foofet ñaxtu yaa nga foo ne kur état d'urgence beeg couvre-feu beeg coono bi mu leen teg la ñu bëgg mu dakk Les Échos nañu couvre-feu boobee moo waral waa Touba Tamba ak Mbàkke fi pu démb li ñu wax mooy na fi jóg ca seen manifeste ya baare nañu ay yoon salfaañi circulation ba taal fa ay pëna bu nuppi nag ñàkkante kook takk der yi li am démb ci réew mi journal La Tribune émeute corona la ko tudde wax ñu ne chauffeur yi réew mi ñëw fippu ngir ñu jële fi état d'urgence beeg couvre-feu bi mu àndal Touba ak Mbàkke Kees ak Tiwaawan La Tribune nee nañu sàllar ñu ko nañu démb la Sénégal bind ne transporteur yi réew mi ñëw fippu ndax ñetti weer ñu toog faste wuñu xànc ak morom ma amuñu dara luñ def ci seen poste loolee moo miti ci ñoom moom la ñu dem ba mënatuñ ko muñ tax ñu wane seen bopp démb Vox Populi ne ko du ñoom rek inde bi fépp la folote ndax ndaw ñi sonn nañu ci couvre-feu bi transporteur yi mer bu futt ndax yoon yi ñu leen tëjal bu yàgg ba léegi jàngalekat yi ñoom it kenn ëpp leen naqaru xol jamono ji grand place ñu ñooñee mu di jàngalekat yi yaakaar ju tas ju rëy la ñu amee ci école bi demoon bay tijji far tëjaat waaj loo nañu leen ñu waaj ba jekk ñu mbogo leen yab leen ci wata ne leen da ngeen di jàngale ji ñu dem ba yegg ñu ne leen fomm nañu ko Serigne Saliou Gueye jël xalimaam ci journal Le Témoin wax ñu ne li am ci ubbiteg école gi waroon a ubbi démb ci talaata ji tëleek cuune gouvernement bi moo feeñati fàng ne góomub jë Le Quotidien nañu xiini mii ne gu mag moo am ci ëllëgu école bi ne démb ci la gouvernement bi bëggoon a tijji l'école yi ngir élèves yi war a def examen mën a dem jàngi waajal seeni examen date boobee tuxal nañu ko te ba léegi jàppaataguñu beneen date Sud Quotidien nañu mbir mi am démb ci njàng mi dafa feeñal rëq-rëq yi éducation nationale bu Sénégal di wéyaale faay yi ci am lañu ci joxat bi baaraamub tuma ne mooy li ko waral ku war gilim ba wàcc ko loo warati day gàtt ci yow li ñu ne moo tax ñu reporté ubbiteg école gi mu di ay jàngalekat yu amee corona am na ñaar ci ñoom ñu journal L'Observateur xëy dajal jàpp nañu ne état bi moo leen sànk moo leen sacrifié journal bi nañu ci jàngalekat yi ñu testé fukk ak ñaar ñoo ci am corona am na it lu mat juróom-ñeenti téeméeri jàngalekat yoo xam ne kenn xamul lu ñu toogaale ndax kenn gisu leen ñu gis ci xët bu njëkk Libération waa ji di Abdoulaye Ndiour ab professeur la ca lycée Diawara ga ca Bakel nee na ñoom jàngalekat yay jàngale ca Ziguinchor ñoo ngi dund jamono ji loo xam ne musuñu ko dund ci seen àdduna ne ba ñu yeggee Ziguinchor ak léegi les corona la leen ñenn ñi di woowee monsieur Ndiour ne waa Libération siinub coono mi ngi tàmbalee Ndakaaru ba ñu leen di indi mbir ya dafa jaxasoo woon dëgg ba ñuy départ ñoom ñëpp a soloon ay masque waaye mujj gi dañu ko tekki ndax mënatuñu woon mu ne it ba ñu nee cëpp yegg kenn defalu leen ay test gendarme yi ñoo leen jël ñoom ñëpp yóbbu leen l'hôpital ba ñu yeggee l'hôpital it ay test amu fa ndax thermoflash bi ñu leen waroon a testé la ñu ne moo paan ndax tàngooru dëkk ba la àttanul ki àttan mouvement Y'en a marre ba ñu yan ko def ko coordonnateur di Alioune Sané moom la journal Enquête xëy dalal ca waxtaan wa dem na bay xam le ne li ñu bëgg a xam jamono ji moo di ceeb bi ñu waroon a jox askan wi ana fan la jaar ñu jaara ca dem ci journal Les Échos Makhtar Cissé la ñu wax ne dafa court-circuité Senelec ngir bëgg lu neex ak ndax contrat bi ñeel li ñu naan les compteurs intelligents conseil d'administration bu Senelec ba musu koo gis ki gët wax nañu ne di wax naan Akilee moo fi indi xalaatu compteur intelligent yi loolee wax la ju taxawul Senelec 2018 ba léegi mi ngi liggéey ci compteur intelligent yi ak lu toll ci fukki junniy client industriel ak ñaar maa fi mu jur njombe ca kax ca jalañ ga ca Kaolack moom la journal Vox Populi xëy di ñu tegal ubbil yéenekaay bi seen nas ndaw moo fa togg maafe suluxu mbalax yakkal ci ay nit ñu reer ci ñi lekk ca maafe ma journal bi nee nañu am na ci ñoom ñaar fukki nit ak juróom yoo xam ne ca l'hôpital fa la ñu mujjee ak maafe ma. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye yéen tamit sant leen gërëm leen moo xam Sénégal ngeen nekk wala biti réew 19h30 incha allah beneen rendez-vous ci ay xibaar di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm.